tey ji ci ngoon coalition boobu nag juddoogut wante coow am na ca ndax PDS ban ca boole woon ñoom génn nañ ci ne rek doxalin wi daal ànduñ ci du rek PDS ndax bokk gis-gis bu Pape Diop ak tamit waa AJ/PADS ñoom nee na duñ ci bokk ndeem sax kii di Déthié Fall ak tamit Guirassy ñoom nee nañ di leen bokk ci ndaje moom nga xamante ni tey ji ñu ngoon la am loolu nag bettul taskatu xabaar bi di Omar Seck Ndiaye jàpp ni ñoom bokkuñ fan jëm moo tax kon mbir yi gaaw a tas président de la république ci conseil des ministres mu ne woon rek gouvernement bi mu gaawtu xool naka la def ba yombal njëg yi jamono ji ñu waxee kon jëwriñ ji ñu dénk wàllu koom bi di Abdoulaye Daouda Diallo ak naataangoom bu commerce ñi ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñëwaat ci mesures yi ñu jël ngir rek pouvoir d'achat Sénégal yi mën a wàññeeku gànjool moom la leen di menacé moom mooy bël bi xaaj na suuf si ñaar ba tax na kon askan wa di woote wàllu yëngu-yëngu amatu ci ndaw ñi amatuñ fu ñu jëm te boo sàgganul sax ñu daal di jël gaal yi dem ci mbëkk mi daañu ci ànd ak Ousseynou Diop wàllu tàggat yaram gaynde Sénégal ginnaaw bi nu gañee démb Togo ñaari bal laata jëla ñuy dëgmal kon fële ca Brazzaville dinañ ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo mbokk yi su ngay taaxiloo ñu yaatal xibaar yi. leen jàmm ci xibaar yi ni leen ko waxee kon ci wàllu politique ak coow li juddu ci kujje gi ndax rek coalition bi naan grande coalition ñu nar ko samp tey ji ci ngoon bu ñeenti waxtu jotee loolu nag jur na coow ndax waa parti démocratique sénégalais bi gën a na communiqué na ñoom bokkuñ ci li ko waral mooy doxalin wa lan àndul loolu dafa xaw a tey seen xel bokk gis-gis bu Pape Diop it naka noonu ak waa AJ/PADS di Mamadou Diop Decroix moom mi ne Khalifa Sall seeti woon nag ngir ñu samp lu nu mel wante daal àndul ci rek ñu daal di dem ci boobee kuréel loolu nag bettul taskatu xabaar bi di Omar Seck Ndiaye jàpp ni ñoom ak ku ci nekk ak fa nga jëm bokkul kon ñu déglu ko ci micro suñu naataangoo. taxuma bett trop parce que xam nga coalition bi turam moo ko jiitu te bu ñu nee grande coalition pourquoi ñu ne grande parce que ñi ko composé dañu am tur si politique bi maanaam seen takk ndeer moo rëy mais seen tur boobu est-ce que ba léegi ñu ngi koy peser donc ku mel ne Khalifa Sall li mu nekkoon est-ce que ba léegi am na poids boobu si ak système boobu ku mel ni PDS xam nañ ne PDS tasaar na jaar fu nekk PUR ku nekk xam na Moustapha Sy mën na clignoter à gauche jaar à droite donc et puis cohabitation Karim Wade ak Ousmane Sonko ça pose problème parce que aujourd'hui le PDS si futur les visé loolu la doon yaakaar di tey boo nee futur la plupart des Sénégalais Sonko la ñuy xalaat te man gisuma Sonko ak Karim seen ànd sori parce que li tax a jóg ñëpp mooy c'est la présidentielle. Khalifa Sall am na problème ak Macky am na épée de Damoclès Karim Wade am na problème ak Macky épée de Damoclès Moustapha Sy un pied dedans un pied dehors kenn mënu ko liggéey doo wax ne dollar la rek doo xam kañ lay yéeg kan lay wàcc Sonko sax moo si gën a nekk à l'aise parce que problème c'est moins compliqué ñëpp mun ñu ànd mais lu bon nañ def ñaari bloc yoo xam ne dañ mun dem affronter Macky. APR aussi am na ay démons parce que tey investir yi APR aussi jaxasoo la enjeux yi bokkul intérêt yi bokkul am na ay conflits loolu ñoom aussi am nañ les démons de la division maanaam tey amul benn parti politique bu mën a tëdd neloo jaaxaan. coow it am fële ca Malicounda askan wa dañoo bëggoon di bindu ji ci commission administrative yi su ko defee kon ñu mën a bokk ci élection wante jafe-jafe am na fa ñu bëri nag ñi ngi joxañ baaraamu tuuma mairie ba ne rek ñoom pour ñu bind daanaka dañu leen coûter lu toll kon ci juróom-benni téeméer te loolu daal maire bi lan ne moom moo ko def ba tax na kon ñuy sàkku ci kilifa yi ñu samp yeneen commission ci zone sud ndax Malicounda lin jàpp mooy dafa yaatu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. ñu dëkkee commune Malicounda rawatina zone bu ñu duppee zone sud maanaam Nianing ak li ko wër ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ngir bindu ji ci liste électorale yi. c'est très compliqué pour nga relier ñaari zone boo xoolee fi ñu toog nii rek ak fi siège bi nekk Malicounda war na la jox lu bon 15 kilomètres soo arrêté tout dem Pointe wala ay Rof bëgg a relier Malicounda dina la jox presque ay 20 kilomètres. zone bi ñu nekk nii presque ñeent fukki junni ak ñaar ñu ngi yeewoo boor bi. léegi su fekkee ne da nga jël benn primo votant ay moyens demewul noonu ay moyens parents demewul noonu mu war a lijjanti presque 3000 ba 3500 parce que bu fa demee foog mu ndëkki fa la yendu añ foofu bëgg a jóge fii dem ba foofu loolu c'est pas donné à n'importe qui nañu wax di dëgg. ñoom ñuy ñaax préfet sous-préfet li ni mel ñu tëral commission ci zone boobu ndax ñi nga xam ni war nañoo voter mën a am seeni carte. lan moo tax bëgguñu waa boor bii du ñu bindu
xanaa li ñu jot mooy peut-être fii dafa noyul ci ki nga xam ne ni peut-être dafa bëgg un deuxième mandat dafa xaw a nooy bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk ay aspirants parce que fi ñu yaakaar ne peut-être foofu nooy na ci ñoom foofu nit ñu ngi inscrire mais fii loolu mooy jafe-jafe yi. ñu jege meeru Malicounda di xamle ni seen njiit moo njëkk a wax préfet ak sous-préfet ngir ñu def li ni mel ndax ñoom it ci zone sud boobu am nañ fa ay militants yi nga xam ni jafe. jërëjëf Abdourahmane dinañ ñëwaat kon ci coow loolu ci wàllu politique sunu xibaaru ngoon yi ñu wax ni leen ko doon waxee sànq ak njiitu réew mi li mu wax ci dund bi fii ci Sénégal cheraay bi ba tax na kon mu jox ndigal gouvernement bi ñu def seen kéemtulaay kattan ba wàññi ko jamono ji kon am na ay ministre yu ci jàkkaarloog taskatu xabaar yi muy Abdoulaye Daouda Diallo min dénk finance ak budget ak naataangoom bu commerce di Aminata Assome Diatta ñoom ñooy xam la kon dogal yi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko ngir rek daal di dëfal njaboot yi nga xamante ni sonn nañ trop ci njëg yi dund bi ci marché bi daañu ci ñëwaat ak su ndaw la ñu fa teewal di Alhassane Ba ci jamono jooju it waa impôt domaine moom ñi ngi wéy rek di jël ay yeneen i lemp di ko teg ci ñi nga xamante ni kon jàpp na ni duñ ko fay rawatina ay commerçant muy 12% démb benn fan ci weeru septembre la daal di dugg rek ngir ñoom it ñu mën a am loo xamante ni dinañ ko dugal ci gafak ak nguur gi commerçant yi jàpp ni faw rek waxtaan di am lu ko mooy dinañ ko yëg ci yooyee njëkk Fatou Bintou Konté. tey ci àllarba 1er septembre bi la bépp importateur boo xam ne da ngay jëndi ay marchandises ci dëkk bi ñu teg sa ndodd moo di benn fiscalité bu ñu tuddee prélèvement de conformité fiscale de 12% ci bépp marchandise boo xam ne dugal nga ko ci dëkk bi léegi. mu am ci importateur yoo xam ne kenn xamu leen ci wàllu lempo maanaam du ñuy fay seeni lempo du ñuy déclarer li nga xam ne ñoom koy def ñooñu noonu la ñu jagleel. l'impôt bi ñu tuddee PCF mu nekk prélèvement boo xam ne bu ñuy dédouaner te nekkuñu en règle ak fisc bi dañ leen di fayloo lu toll ni 12% ci valeur marchandise bi ñuy dédouaner. impôt boobu nag li ko tax a jug moom moo di yamale ñëpp ci wàllum fiscalité ba tax ni ñi nga xam ne dañoo nekk en règle avec administration fiscale bi bokkuñu ci. donc objectif bi ñu ciy viser mooy yemale ci wàllu fayub l'impôt. tubaab di ko wax équité ak justice fiscale ñëpp bokk fayandoo ñëpp bokkandoo nattandoo. ba tax ni daal ki nga xam ne moom moo di directeur exécutif UNACOIS jàpp na ni jamono ji ñu toll tegaat 12% ci ndoddu ñi nga xam ne ñoom ñooy importateurs yi dina xaw a metti loolu. bi ñuy appliquer 12% yi mooy contexte bu jafe bu ñu assainiré wul coût de passage portuaire yi bu ñu appliqué 12% yi moom dana am jeexit bu méttee métti ci njëg yi. nii dañ ko yëg bu baax a baax parce que amul benn commerçant nag buy liggéey di perte ñaar rekk fi nekk jëli marchandise risqué investir jënd génne répercuté taxes yi jaay ko mu cher nga gis ñu ko jënd mbaa gisoo ñu ko jënd nga téye sa loxo su boobaa dafay indi rupture ci marché bi. moo ni de li nga xam ne moom la directeur exécutif UNACOIS wax kii nga xam ne moom moo yor kàddu DGID d'accord ci benn yoon. liñ ci wundu mooy bu ñëpp respecté li yoon teg ci wàllu payub lempo amaana PCF dootul amati sax pàcc mu ndaw mi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ko fayagum parce que nekkuñu en règle bu ñu nekkoon en règle ku ko fay tey boo importé tey nga fay ko. ci diggante bi nga jooyanti sa situation di fay impôt normalement boo importé waatee dootoo ko fay donc bu ñëpp tënkoo ci yoon kenn dootu ko fay. ba tax ni sax ñoom ngir gën ci mën a am ab leeral taxawal nañu benn plateforme boo xam ne dina permettre opérateur économique yi ñu gën a mën a xam impôt boobu lan moo ko wund ak tamit lan la ñuy mën a def ba mën a jaar ci yoon. mbas mi ci tolluwaay fii ci Sénégal démb juróom benn doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan lu toll kon ci juróom fukk ak ñaar kon ñoom ñoo ci positif ñi nekk ci sauvetage di ay cas grave fanweer la ak juróom benn bu sukkandikoo ci waa ministère de la santé ci seen bulletin bi ñu def tey ci alxames ji ñu wax it ci jeneen jàngoro muy jàngoro roño sonal na nag ñu ci bëri ñu nekk fële ca Kaffrine daanaka juróom ñaar téeméeri nit ñu ngi leen ay faj ci xeetu jàngoro jooju moonte day am na ab néphrologue boo xamante ni indi na ko fa sax ngir mu rek saafaral joojee jàngoro ba tax na waa kër docteur di sàkku ci askan wi kon ñu bàyyi xel bu baax teel faa dem ngir ñu xool lan moo leen dal Oumar Ndiaye Boubacar Fall bopp. feebaru roño mi ngi gën ci dégg dayoo fii ci diwaanu Kaffrine ndax ci diirub juróom-ñaari weer rek lu tolloog juróom-ñaar téeméeri doomu aadama am nañ ko fii. di wax rek ni diggante janvier ba juillet boo jëlee service de néphrologie ñi nga xam ne en tout cas dañ ñëw am feebaru roño ëpp nañu juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ni am nañ feebar boobu
feebar bi nag ñi muy gën a laal moo di ñi nga xam ne seen at toll nañ ci fanweer ba juróom fukki at ak juróom-ñeent. Oui, nous avons fait l'analyse en fonction de l'âge qui a montré effectivement que c'est la tranche entre 30 et 59 ans qui sont les plus concernés. Mais nous avons 8% quand même de ces maladies rénales qui touchent les jeunes, moins de 15 ans. fi mu ne nii nag waa kër docteur taxaw temm nag ngir kar bi la feebar nga xam ne bëri na lor lu muy lor ci ay nit. Mais alhamdulilah Kaffrine léegi xam nga am nañ hôpital bu mag am nañ également spécialiste en néphrologie mais également am nañ plateau technique tey jii wax dëgg yàlla ñooñu ñu ngi leen di toppatoo li ci desee ni nag mooy ñun bëgguñu sax ñu àgg ci maladie rénale chronique ñun li ñu bëgg mooy ñu kar leen vraiment def li ñuy wax prévention ba nga xam ne duñ agsi foofu. loolu ñu koy li koy maye mooy ñu def li ñuy wax sensibilisation sur le respect d'abord du traitement ñi nga xam ne dañu am feebar. ñoom kër docteur nag gis ko ci askan wi ñuy moytu jëfandikoo garab yoo xam ne amuñ ko ci ndigalu kër docteur te weer di sàmm ak a saytu seen wér-gi-yaram. ñu dem fële ca Gandiol ma nga ca diwaan bu Ndar foofu nag askan wi am na njàqare li ko waral mooy bël ba moo xaaj dëkk ya ba tax na kon démb ak dikk ba tàggatee ba ku ne xam ne wàllu napp daan nañ ci yëngu bu baax a baax ndawee nag amatuñ ci luñ jàpp ci wàllum xëy ba tax na kon ñuy woote wàllu Ousseynou Diop Habib Seck. Gandiol pilote ak dëkk yi leen wër bël bi loraange rek la leen indil mbay mi tàggatémbe mënatuñu góob mënatuñu witt li ko waral nag mooy seen dex gi nga xamante ni jamono jilee bël bi da ko dagg ñaar. ñu xel aussi defaral ñu suñu dex bi aussi moom mën nañu ko canaliser waat ñoo xam fu ñu koy defaree ñoom techniciens yi. moom premièrement ñun amatuñu accès si gaal yi pour dem si bël bi dem ak dellu si amatuñ ko kon moo tax suñu doom yi ñu ngi immigré dem ba Casamance dem ba Guinée Conakry dem ba Sierra Leone complètement du bu meññeef si kaw joor gi du géej gi même ñun mootuñu liggéey pour dem géej. askan wi xaddi am itam naqar li ko waral mooy liggéeyu bël bi ñu tàmbaliwaat ñu ni kenn boolewu leen si te loolee mën na indi ay loraange yu mag. fay ni leen bël bi su fekkente ni gas nañu ko te génnewuñu bande sable bii nun gaañu bokkuñu ci bël bi suñu ko génnee nag Gandiol bu tëmbee jaar si ci bël bi Ndar bu tëmbee jaar si ci bël bi. léegi jóge Gandiol dem ca Ndar géej mënatul nekk wala force nga jaar ci bël bi te ay jafe-jafe yu mag mën na la ca fekk. moo tax askan wi nii kon force état bi jóg indi ci saafara ca na mu gën a gaaw. waaw mooy suñu seul souci mooy suñu seul problème bëgg nañu dex gi delluwaat ba Ndar waaw comme Gandiol la ko moom ñun ñu amaat si accès comme suñu territoire la suñu cosaan la. da nga daan dem par jour fii 400000 nga am ko 400000 journée mais depuis mu fatee ba léegi mën nga toog fii 1 an 2 ans doo am ndawal waxuma dépense. mbooloo mu takku nag ñoo demoon ba ca tefes ga wane seen naqar ñoom ñu ngay sàkku liggéeyu bël bi ñu boole leen ci nee nañu budul loolu yeneen i jafe-jafe mën na am ci gox bile. ca Ziguinchor garage ba amoon na coow la ko waral mooy gars yi dañoo yokkoon 20 ca paas ya ba tax na kon client yu bëri doon ko naqarlu muy nuwoon fa nag fitna tax na nag waa gaaru ceer ba indi ciy leeral ne li ko waroonoon mooy dañoo bëgg a informatiser système bi ba tax na képp ko xamante ni jël nga fa oto ñu xam fan nga jëm ngir rek caay-caay geek ñaawtee fi ci wàllu frontière yi mën koo xeex ki yor seen kàddu indi na ciy leeral ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. ñu war dañ créé benn projet boo xam ne Papis Touré si campagne am daf ko diggoon nit ñi donc feuille de route boobu la jël di liggéey gare routière bi newoon na dina moderniser gare routière newoon na dina changer parc automobile bi parc automobile bu Ziguinchor si commune bi gis ngeen ay taxi normal rek a fi ne mu jógee si loolu mu ne dina moderniser gare routière bu Ziguinchor naka la koy moderniser mooy day créer des tickets informatisés mooy ticket yoo xam ne bu client bi ñëwee comme ni ñu lay jëlee port identifier la noonu la ñu lay identifier gare routière ticket yooyu dina permettre yow client bi boo toogoon ba fukki at sa bagageur war nga wut oto boo demoon ñun bu njëkk dañ doon yeb suñuy oto suñu demee ba poste police ay bagage ne si bagage boobu yambaa ne si wala cocaïne ne si bu policier interpellé ku moom bagage bi ñëpp ne teg chauffeur baa koy moom ñu yóbbu ko si kaso bi tëj ko tey ak système bi bagage bi dañ ko identifié client bi dañ ko identifié bu naroon daw sax les forces de défense et de sécurité paramilitaires bu ñu xoolee fichier bi dinañ ko mën a wut pour jàpp ko kon loolu plus la si ñun te dinañ dugal suñ loxo si xew terrorisme bi te ñun ñu yor gare routière boo xam ne gare routière bu international la sax ñetti frontière Gambie Bissau Conakry. wàllu aada ak cosaan ñu dem fële ca Fatick artiste bi di Mbax Faye daal di rek génnepp way tudde ko mbar bu yaa jeey moom nag lii ko tax a jug mooy delloo ndukkal waajuram wu jigéen loolu nag bëgg na rek carrière am artiste tamit gën a mucc ayib ma nga ko amale woon ca centre culturel régional ci teewaayu njiit yi ñu rafetlu kon xeltu googu Aminata Goudia bi Abdou Karim Bey.
liggéey bi daanaka jeex na mën nañ ni daanaka produit fini la ñi ngi ko arrangé nag enregistré ko fii ci studio d'enregistrement bu centre culturel régional bu Fatick single bi mi ngi tudd Mbar bu yaa jeey moom nag nee na kim ciy delloo njukkal moom mooy yaayam nga xam ne dafa génn àdduna. xoolee single laa def nii mais titre bi Mbar bu yaa jeey la def naa ci hommage ci sama yaay rek am nag samay nit ci démb puisque nag olof ñaari fa ne kuy fàtte démb ku ne baaxoo waaw ma nuyu leen ci rek nga xam ne dañ may tëggale bon ma nuyu leen ci puisque ñoom ñoo yor perki yi ak borom tamajeeg ñooñu ma tudd ci rek sama waa kër. tambour major la moom Mbar Faye daanaka cérémonie politique ak itam familiale yu bëri yoo xam ne day am ci Fatick moom moo koy tëgg xumbal ko waaye nag moom nee na single bi day wane ni rek dafa bëgg tàmbale ab carrière d'artiste professionnel la. mbedd mu ne ma taxaw fa mu yàgg loolu nag lii nag gars yi xaaram ko lu yàgg waaye yàlla dogalu ko woon xam naa mu ngi soog a jot damaa xam ne nag aar bi nag boo ci nekkee waxtu jàll toppal xew yi rek sabar yi fësko yi ak ngénte yi ceet yi d'accord loolu nag tey fu ñu yegg si loolu moo ñu fa yéegal nag waaye day toll foo xam ne nag day jot nag ñu jéem a war a suñu bopp tuuti bon dama bëgg a gën a professionnaliser ak liggéey bi kii bu clip bi jàllee damay répété waat dama bundoo album laa bëgg. région bu Fatick nag moom mii mu ni bëri na ay talent yu mën loolu li ñuy def waaye ngir ñu développer mooy jafe-jafe bi li ñu manqué nag mooy ay moyens moo tax nag moom mii di Mbar Faye di sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a jàppale ba ñu gis seen bopp ci aar bi ñuy def. aar bi fii dafa xaw miti aar bi fii dafa miti trop da ngay dem ba ne bu ma sañoon sax leen laay def yi bon ñuy ñaan tam ministre de la culture parce que tam attention ñoom ñoo ñu fi nekkal di ñaan seen appui ci ñun ñu jàppale ñu. groupe am nag ñi ci bokk daanaka ñoom ñoo bokk famille ki koy awu ci single bi mu def sax doomam la single bi nag moom nee na bu yàggul dara danañ ko teg ci marché bi jaay ko. jërëjëf Aminata ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak basketball ku ne xam ne ni gayndey Sénégal ci afro basket bay am ci Rwanda qualifié na demi-finale ñoom ak Côte d'Ivoire ñoo war a daje samedi lay doon kii di meneur bi nag di Henri Piera daal di rafetlu kon boobee jéego wante jàpp na ni am na loo xamante ni soo xewoon na démb ca match ba ban xaw a tiit sax wante danañ ko joyanti laata ñuy dem ci boobee match moom nag gisagut li naan ay semelle muy xeet woo xamante ni daal jumtukaay la bu muy def ci tànk ba ngir gën a mën a xariñ ndax dafa réeroon ci bagage yi wante am na buñ ko commandeel bu jógee fii ci Ndakaaru ba mujj na cee jot kon ñu yaakaar ne dina ko mën a jëfandikoo ci demi-finale ñu déglu ko ci micro sunu envoyé spéciaux ca Kigali Mame Fatou Ndoye Massaer Ndiaye tekki gi Malal Junior Diagne. maa ngi sant yàlla amul dara la ñu fi teg muy tappale man ak sama gaañ yi xam nañu ni il faut que ñu gën a wéyal liggéey bi il faut que ñu gën a pousse ngir ñu mën a am déggoo bi wax suñu biir ñun ñëpp léegi nag dañuy dem demi-finale loolu dëgg-dëgg neex na waaye nekkut li ñu bëgg ndax ci njomboxtal ga li ñu bëgg nekkut mooy dem demi-finale waaye li ñu bëgg moo gën a fort loolu. am nañu beneen adversaire bu taxaw suñu kanam bon il faut que ñu teel ko waajal ngir jouer basket bi di bu Sénégal yaakaar naa ni dinañ ci yegsi ji léegi dem noppalu tuuti defaraat suñu yaram yi noddarti xoolaat match bi jàng ci li ci baax ak li ci bon wàcc ko suñu ginnaaw jublu nag si match bi si kanam te lañ ko nas ci pexe ñu fexe ko jëfee. mu mel ni kon démb bisu ndam la ci suñ équipe nationale yi ginnaaw basketball football bi tamit ci éliminatoire coupe du monde bi Sénégal moom mu mujj gagné digganteem ak Togo ñaari bal ci dara la ca stade Lat Dior bu Thiès muy loo xamante ni kon gune Aliou Cissé tax na kon ñu jiitu am ñetti poñ ñu ànd ci ak ñu fa teewaloon di Cheikh Sadibou Diallo ak Thierno Laurent Mendy. kontaan nañ ndax coach bi 3 points yi lañ doon laaj ndax éliminatoire coupe du monde la ñuy joué te dañoo bëgg dem ci coupe du monde bi incha allah moo tax 3 points rek lañ soxloon moo tax alhamdulilah yàlla jàppal nañ ba ñu jël 3 points yi. gaynde yi jàpp ni dinañ wane. aruwaat Togo xalabul li ñu wane. on a perdu trop de puissance on a perdu trop de joueurs importants. ay juróom amuñu club jamono ji teg ci sunu star bi bébu moom tamit teewul def nañ daal li ñu mën. ak li ñu yor. on a fait le possible avec joueurs de grand cœur. ñu des ak kenn ci ñoom di Edouard Mendy moom moo nekkoon kon ca budget di garder kon camp wu Sénégal jàpp ni rek taxawaayu équipe nationale tamit lu am solo la rawatina amélioration bi nemmeeku ci jeu bi te am na yaakaar ni kon bu demee fële ca Congo danañ fa am taxawaay bu am solo ñoom gaynde yu Sénégal kii moom. gan la woon ci équipe ba muy Muntaro Baldé di joueur local ndax mu ngay football fële ca Tëngéej FC participé na kon ci victoire équipe nationale muy loo xamante ni lu rafet la ndax jàpp na ni football na te amu ci benn complexe moom ak ña jóge ca bitim réew ñu déglu ko ba léegi ci micro Cheikh Sadibou Diallo ak Thierno Laurent Mendy.
contentement rek ndax xam naa ne équipe nationale bi tamit pour ñun ñëpp la quoi tey ku fi dugg tamit da ngay joxe ba mu jeex ndax sa couleur dëkk ndax man moom du tey yàgg naa bëgg ñëw fii pour joxe li ma mun tey yàlla tudd na ko alhamdulilah. bees gars yi dama ñëw ñu yaatal ma quoi loolu moo gën a may chance nii sax affaire yi moom liggéey ak gëm sa bopp rek waaw liggéey ak gëm sa bopp rek kese ndax fii boo déggee ñu ne pro day am ak joueur local duñu benn mais ci biir terrain bi ñëpp dañuy doon benn. moom Muntari Baldé moomu Aliou Cissé war na ko mën a jëfandikoo def ko ci aile yi comme Sénégal dafa tumuraanke ab football kat gis-gisu Talla Fall nekk consultant fii ci télévision Futur Média su ko defee kon gaynde Sénégal liñ manqué ñu mën ko am ñu déglu ko ci micro Cheikh Tidiane Diaw. non Muntaru li mu jot a wone ci matchu démb bi vraiment wone na ne quand même mérité na pour pouvoir jouer ci poste boobu parce que tey ak li ñu mënti wax. joueur local boo xam ne prestation bi mu war a wane démb générosité bi mu war a démb engagement bi mu wane démb détermination bi et puis même application ci li mu doon def tu sentais que le garçon il était hyper concentré te concentration moom moo lay mën yëlee nga war a mën a def yenn match yi un garçon bu mel ni tey Bakary Mané nekk Assagna di jouer au Maroc tey war nañu mën a xool xale yooyu tamit may leen seen chance parce que toll nañu benn niveau de maturité boo xam ne war nañ leen mën a bàyyi xel ne kat tey ñii war nañu mën a remplacer ñi nga xam ne ñoom la ñu amoon yaakaar parce que fii lañ leen formé fii lañ leen tàggatee ba nga xam ne tey am nañu niveau mën a évoluer ci yenn championnat yi donc il faut que ñu ñuy xalaat ñooñu. jërëjëf dina ñëwaat kon ci yooyee jongante ak suñu desk sport ñu dem ci li gën a fës ci yenn kaay ànd ci ak Alaaji Assane Gueye. yéenekaay yi bokk na ci li ñu waxtaane tey opposition bi bëggoon amal mbootaay gu yaatu ngir dal ci kaw président Sall ak ñoñom ci local yi nu dëgmal faf nag boobépp opposition xaajaloo dal seen kaw observateur xëy di jàngat ak gëstu yooyee xat-xat dab opposition bi ci wàlluk bennoo yéenekaay bi ne tey la ñuy war a lancer boobu coalition waaye PDS dand na ca mu mel ni taxawu Sénégal bu Khalifa Sall Pastef bu Ousmane Sonko ak PUR bu Serigne Moustapha Sy ñoo nar a gàddu boobépp coalition journaliste analyste bi di Babacar Dione ak observateur ne opposition bi ñoom bëggunu local yi nu dëgmal yam ci local kese ab référendum lañ ko bëgg a soppar ñi li nu bëgg mooy fexe ba li nga xamante ni mooy jongante yooyu mu doon jam-jam bu mujj ba ci président Sall mu des nag bu nu bennoo ba noppi waxi tabb di investiture yi ñeel boobépp coalition ndax du yomb ci ñoom bu nu ca yeggee PDS moom big ci bataaxal la ñu leeral ne ci lu wuuteeg laam-laame gi signé wuñu benn këyit ngir bokk ci genn coalition PDS ne balaa ànd ab am faw ñu daal di régler yenn taxawaay yu leerul yi yenn fexelente yi ak it muusante yi faral di gàllankoor yooyee xeeti coalition Pape Diop ak bokk gis-gis observateur xamal ñu ne ñoom pareegu nuit ci ànd boobee diblangoo ndax danoo jàpp ne ci sumb yu njëkk ya kenn yëgalu leen ko rax ci dolli bokk gis-gis ak njiit la Pape Diop ñoom jàppuñ ne xel la nen yépp ñu daal di ko defandoor ci benn pañe beneen coalition la ñu proposé maanaam opposition bi am ñaar ci coalition ndax benn kott ñu ne lañu cee ragal mooy bu keroogee investiture yi am ay frustration ba ñeneen ñi génn jaar seen yoonu bopp taxawal seen liste bopp Mamadou Diop Decroix it ak ànd jëf PDS wan nañu ginnaaw coalition bi di lu ñu jànge ci observateur Vox Populi ne PDS nee nañ bokkuñu ndax lañu jàpp ne ay pexe ci suuf ay wiiri wiiri ak yeneen bokk gis-gis ak waa Decroix ñoom it naka noonu xalaat bi ñu am daal mooy ñu bañ a yem ci benn coalition bu yaatu ngir opposition bi waaye ñaari coalition ñaari mbootaay di pôle yu mag source a ci xibaaram moom ni li waral PDS bokkuñu ci yëf yi du leneen lu may la ñu bëggoon la leen Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nangulul ñoom waa PDS maanaam seeni kàngam seeni responsable doon ñi nekk tête de liste ci diwaan yu mag yi waaye yéeni kaay bi ne Ousmane Sonko doxalinu PDS boobee du lu ko bett ndax waxoon na ci njëlbeen Khalifa Sall matul nga cey sonn ndax gëwma nit ñi daanu bokk ci bii coalition du rek nag opposition bi ñoo am jafe-jafe yi bennoo ndax Sud Quotidien fa mu gis moom ab réeroo buy ñëw di xeeñ ci local yi le ci biir APR la waral yéeni kaay bi xëy bind APR contre APR ndax njort na ni investiture yi xaajaloo na am seen biir misaal yam ci joxe Ismaïla Madior Fall Oumar Gueye Mansour Faye Mary Teuw Niane Bibi Baldé professeur Moussa Baldé Mame Boye Diao président Macky Sall moom jamonoy waxtuy liggéey la ko jàppe loolee la wax ay ministre am ci ndajem conseil des ministres démb di lu ñu jàng ci les échos waxtuy liggéey mu ne ci lañ toll liggéey bu ànd ak njariñ ak qualité sàkku na it ci ñoom jëwriñ ñi ñu déggoo solidaire seen biir benn naka noonu it ñu gàttandu yi ñëw di wàllu anticipation ngir jëmmal projet ak mbëbët yi las ne président ñu mu gën a ñaax nag mooy jëwriñ ñu yore wàllu plan Orsec gi ngir baral jéego yi génne askan wi ci ndox mi ak it jëwriñ ñu yore wàllu ndaw ñi wàllum xëy ngir xayma programme xëy ndaw ñi ñetti weer ginnaaw bi nu ko tàmbalee
yéenekaay bi di Le Soleil di yenn digle yi tukkee ci président Sall jëm ci ministre am démb ca ndajem pale ma nañu déggoo ci liggéey bi di sóoraale li ñëw ak jiital jëf yu ay gët mën a tegu la ñu nangoo ci FMI nag nay ngëneel ci wàllu koom président xamle ne fa nu koy jëmle mooy ci wàllu wér-gu-yaram maanaam fexe ba ndëgërlaay gi yokku xeex biit na ko noonu ak coronavirus ak it jàppale njaboot yi doxo yi jotul ginnaaw yi La Tribune xëy wàllu yoon ak àtteb chauffeur ba indi woon accident bu metti ba ca diwaanu Saloum di chauffeuru camion malien tribunal ñeenti ati kaso la ko teg népp daan yéenekaay bi La Tribune wax ci accident beneen bu metti lool di ci yoonu Diouroup bi ak fukk ak ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan ñu ne wàllu koom-koom observateur xëy dalal ko xereñ ci wàllu l'impôt amee lijaasa ci wàllu droit public ak politique économique internationale ñu ne docteur Hamid Fall nekkoon di jamono it ministre correspondant bu président Wade ci sommet chef d'état yu NEPAD nekk jamono yi conseiller bu directeur général impôt domaine moom Hamid Fall ci waxtaan wu yaatu ak yéenekaay bi d'observateur gis ne code des impôts bi ci boppam la ñu war a raxasaat tëggaat ba nga xam ni payum l'impôt mi dina gën a yaatu ci ñëpp ñi nga xamante ni ñooy ñi mu war ca nag mu ne DGID dinañ jóg tey contrôle yoo xamante ni képp koo xam ni war nga fay impôt di nga def lu ni mel sàkku na it ci wàllum l'impôt ñuy may gët situation fiscale bu milliardaires yi Sénégal yi ndax ñu ngi fay l'impôt déet ak ndax ñu ngi koy fay ca na mu waree Sénégal ndax na mu waree la daane démb réewum Togo ci wàllu football gi lu ci mën di am daan nanu record ne waaye yëf yi du woon saf ñuy wasinde ci joueurs yi yombul woon ci ñoom Aliou Cissé ci yéenekaay bi moom mel ni la ko ci ñor mooy solo gu tàmbalee ndam am ci yooyu xeetu jongante Sud Quotidien moom boole ci ndamal gaynde basket yu Sénégal yéenekaay bi ne gaynde football yi daan nanu épervier yi gaynde basket yi warax Palancas Negras yi di xaar éléphant di ñay Côte d'Ivoire yi wàllu lamb amateur yi xaar Balla Gaye 2 Bombardier sunu lamb nee na Gaston Mbengue jàpp na app bi 28 novembre 2021 lay doon. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii leen yam ak yéen ci xibaar yi ci kanam incha allah Mamadou Ndiaye dina fi teewaat ànd ak yéen ci li gën a fës ci internet bi ñu ngi leen ñaanal bëccëgu jàmm. Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.